tey li ñu dajale ku ne xam na ne àdduna wërgal kàpp le 17 juin de chaque année dañuy màggal bés bi nga xamee ne àdduna wërngal kàpp taxaw na pour xeex contre désertification maral bi ak gis ngeen suñu village yi daanaka garab amatu fi donc mu doon le 17 juin mais pour des raisons de calendrier ñun tey le 3 juillet lañu jàpp bés bi fii Ndiéfoune Farba pourquoi Ndiéfoune Farba nag gis ngeen installation bi sama ginnaaw mi ngi doog a pare mooy ñetteelu périmètre bi nga xamee ne Hilfofir Africa jàppale nañu ci ñu def fa ndox installé fa goutte à goutte ba fas yéene fa liggéey alal jeexital bi day am solo bi ma ci gën a neex mooy pour suñu ndaw ñi parce que village yu bari ndaw ñi ñoom ñëpp ñi ngi Dakar ñi ngi ci taax yi jeexitalu liggéey bi mooy ñu gis ne fii kat mën nañ fi liggéey alal ñaq tedd te duñu sori suñu njaboot jeunes yaa ngi ni jàkkaarloog man loolu ñun daf ñuy neex parce que yaay yi bu ñu kër-këree pour njaboot gi la mais njaboot gi bu fekkee ne ñi ci gën a am kattan ñi ngi Dakar village yi gis ngeen da ngay am ay village yoo xam ne doo fa fekk ndaw wala da ngay dàkk événement bu am ci village bu ñu ñëw fa mais après ñoom ñëppay demaat Dakar wala Thiès loolu la ñu bëgg mu jeex ci gox-goxaan yi ñu samp fa périmètre yu mel nii ñu ñëw feggoog seen yaay yi vraiment bëgg war a mën a ñaq jariñu bon ñu ngi ci diggante juróom fukki million ak juróom benn fukk te pareeguñu parce que benn partenaire moo ñëwagu fi mu ne ni am na partenaire bu ne investissement bu mel ni ak ñeenti fan yi coono bii ma gis fii taxaw naa pour miire ko mais avant miir bi ñun am nañu espèce forestière boo xam ne moom la ñu jël muy Acacia mellifera booba boo ko defee clôture bu demee ba màgg vraiment jur gi duñu ci dugg kenn du ko mën a ruur donc loolu muy lu am solo di ñu gën a sawarloo ci taxaw bi ñu taxaw parce que ñun ku xam Gypsoir xam ne dañu taxaw pour jigéen surtout jigéenu kaw ñu gën ko jox gëddëm mais mu am taxawaay bu wér boo xam ne dina mën a liggéey koom vraiment nekk ci donkaas bi. ñaata tool yu mel ni ngeen fas yéene samp ci programme bi. fanweeri tool la ñu am mais fukk la Hilfofir Africa jàppaleegul ñu ngi am yaakaar balaa ñuy yegg ci fukk yooyu yeneen ñaar fukk yi yeneen waay wallu gis liggéey bi mën a ñëw it jàppale ñu parce que yéene bi mooy fanweeri tool yëpp ñu def ko mais yéene bi ça va au-delà de Gypsoir suñu nawle yi nekk ci yeneen réseau yi am suuf vraiment ñu mën leen jàppale te foofu ñu ngi lancer un clin d'œil à l'État comme ni ma koy waxee toujours ñun duñu sonal État dañuy ne ci li ñu ne gëm ko di ci liggéey mais programme yi État am war nañu gis lu mel ni war ko mën a jàpp donc jigéen ak suuf ñu ngi ciy def jéego bu am solo parce que 2016 Arusha octobre juróom benn fukk ay jigéenu Afrique dañu yéeg ba ci mont Kilimanjaro yuuxu ne jot na jigéen jot suuf ñun Gypsoir en 2018 2019 ñu ne gannaaw jigéen jot na ñu ngi jot suuf nañu wone par des exemples comme Ndiéfoune Farba comme Thiar comme Kër Matouré ne jigéen bu amee suuf ko doyee lenn lu dul liggéey te la muy liggéey day law teq njaboot. man jafe-jafe ngeen am ak Mewane. waaw Mewane jafe-jafe la du jafe-jafe. et puis le maire Bara Ndiaye ngeen cité que c'est l'un des plus jeunes maires du Sénégal pourquoi muy indi gàllankoor yooyu. est-ce que maire Bara moo indi gàllankoor attention ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit taxaw leen déedéet. man duma tooñ duma xam déedéet waaw seen journaliste la da ngeen wax ak moom man duma tooñ waxuma moo indi jafe-jafe bi je vous expose le cas de Mewane qui va être un cas d'école pour ñun Gypsoir moo di nit dina ne ci suuf ñaar fukki at di fa liggéey mais këyit gi mandargaal ne am na fa sañ-sañ amu ko ba tey ñun bañ fa àndee avec une forte délégation de l'ONG Hilfofir Africa Vaste sur Sénégal laaj këyit gi depuis décembre ak léegi ça fait combien de mois këyit googu mënuñu ko présenter donc y a problème bi fan la je ne dirais pas que c'est le maire Bara Ndiaye parce que man du ma tooñ te du ma wax lu wóor mais je sais que le sous-préfet Ndaw est très au fait du problème dox na fi ay jéego mais ñi ngi lancer un cri du cœur jigéen fu mu jonkan ñaar fukki at di fa yëngu kooku këyit googu dafa war a jàppati fan la problème bi ne bu ñuy def cas d'école bi étude de cas bi dinaa leen invité mais ñun dañuy bëgg di wax lu ñu wóor problème bi fan la je sais que 10 hectares la ñu joxoon une organisation mixte villageoise organisation boobu décidé na jël les 2 hectares pour l'union des groupements de Mewane mais le papier le fameux sésame qu'on exige nous parce que am nañu
cas boo xam ne ay jigéen commencé dañ fay investir ay góor ñëw dàq leen loolu la ñuy bañ mu dal kër Thiam yaa nga fa woon ak ñun ku ñu xam ne vraiment kéew gi daf ñu sonal te désertification bi mi ngi avancé gis nga dérèglement climatique yi ñuy wax en fait c'est des effets de la désertification donc ñun ñu ne chaque année nañu jéemantu si suñu doole dinañu def 15 000 fukki junneeg juróom jëmbat ñoo koy defaral suñu bopp aaral ko suñu bopp mu mët daaw jéeg yaakaar naa convié woon nañ leen bi ñuy dooleel mairie ville Thiès 5000 plants ñu joxaat ko ay groupement de femmes ay association de jeunes pour ñu delluwaat ca la ñu jàpp ñun subsuwaat ne moo ñuy jàppale ci bekkoor bu tar bi mooy jëmbataat garab yi mais mu am suivi ba garab yi jàpp naat donc fii ci tool bi chef de village daf ñu daggal 2 hectares puis forage bi pare mu bëgg ne comme suuf day gën a jafe naa toftalaat sama jigéen yeneen 2 hectares 2 hectares yooyu di ngeen gis jallu suuf bi ak fumier bi geen yeeg yëpp tege à partir de demain production 15 000 plants pépinière bi bu amee ñetti weer ñu ngi am yéene invité waat leen fii ngeen ñëw gis avant ñu koy dispatcher aux différents groupements ak aux différentes communes. di dañ daan mbéyum noor waaye boobu jafe-jafe bi ñu ci amoon jafe-jafe ndox la ndax dañoo doon defal fii ñu defal fi ay mbalka xëccoon lu fi ndox léegi ndox moom bi ñu demee di ko xëcc di dem ba kii bi saladoo bi mënatu andi ndox bi ci tool bi kii bi gi tax li koy aar amuñu lu koy aar ñu am jafe-jafe ndox loolu moo ñu tàggale mbéy moom biñ ci duggee daal nañ béy basante jaxatu carotte nawe suppame ak soble yëpp laa lañ ko béy fii mu waaye lañ gàllankooroon daal mooy ndox ak lu aar tool bi maanaam demee ni ko barbar moo ñu gàllankooroon ba tey saafara macha allah fi mu ne kay ma suñu xel daal na lu baax a baax a baax ndax jafe-jafe ndox moo ñu gàllankooroon te fi ne defe naa ko dugg tool bi loo xalaatat ndox te lii suñu góor ñu jàppale bu demee kanam duñu xalaat luy yàq tool bi ndox moom fi mu ne sunu xel daal la ci ànd ak sëriñ si ak suñu góor ñi nga xam ne ñoo la baatee. lan ngeen fas yéene mbay si tool bi. tool bi ñu ci war a béy mat naa bari ndax war na bëgg nañ cee béy jaxatu basante carotte nawe supame pomme de terre salade concombre ak papaye limon ñi ci ñi meññeet daal bëgg nañ cee béy. lépp daan ngeen ko béy. lépp lañ ci bëgg a béy kay. daan ngeen ko béy. meññeet papaye yu daawuñu ko béy waaye tool ay luñu yëpp lañ daan béy. mais li ngeen nar a béy ci tool bi nii bu paree da ngeen di seetloo li ciy jógee wala kenn ku ci nekk da ngay jënd di jaayaat nu muy def ba nga yëkku ci sa pos. li ñuy def bu ñu daan béy ba mbéy mi ba mu ñor dañ ko xaajal nit ñi par tool ay tool di ko séddoo ko nii équipe bii tool équipe bii tool bu ñu béyee léegi bu ñu bittee nit jënd ay ndawal yóbbu ci kër kenn ko na nga gis sa bopp li ci des ñu jaay def ci suñu kees pour dëkk bi rek du génn dëkk bi loolu lañ parce que yéene delloo ko ci béy dunde moom lañ bëgg Subsoir ndax ñun bañ ci nekkee ba tey dañ koy sant di ko gërëm ndax dañ ci gis yokkute te gis ci takkuwaay boo xam ne moom mu ngi si dugal ñu ci ñun jigéen ñi ñëpp lii problème bi rek mooy li ñu jotagul suñu suuf mooy suñu problème mais bu soobee yàlla ñu ngi ci luñ mun pour suñu maire jox ñu suñu suuf daal bañ mën a def ne suñuy morom ndax liggéey bi am na njëriñ waaw boo ko xoolee fii rek tey dem nañ caar fiyaay ñëw nañ fii ben bëgg nañ dem bi yeneen dëkk ak yeneen dëkk ndax ñoom li ñuy liggéey ñun daf ñu ñor te toujours ñu ngi jógee Gandiaye di ñëw di assister si liggéey bi waaw ñu ngi sant lan mooy rëq-rëq ak seen jaraafu foofu Gandiaye ba joxagul leen suuf si. waaw dañoo lotiseegul woon li ñu dese woon ci suuf loolu moo tax jotaguñu woon suñu suuf mais déposé woon nañ am na suñ naataanga yoo xam ne sax am na fu ñu mayoon mais comme que lotiseeguñ ko mënuñ ko woon a jot loolu moo doon rëq-rëq bi mais amul benn problème suñu diggante suñu maire ndax loxo mu ngi waaw am nañ suñuy tool yu ñu yëngu di def suñuy formation di def suñuy céréales yooyu yëpp ñu ngi ciy liggéey daal ñun nag amaguñu woon goutte à goutte dañ doon roose rek ak suñuy loxo waaw di root si teen bi di roose loolu lañ doon def. waaw te ni xóotul. tax koo xóot de mën na ay 20 mètres rek waaw. taxawaayu jeune Ndiéfène Farba moom am na solo trop parce que tey liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey nii ci tool bi ñoom ñooy accompagner jigéen ñi di leen ci jàppale. bari na ay activités yu ñuy def aussi yoo xam ne nii day soqali waxuma la dëkk bi sax mais mboolem tund wi ñu ngi ci. nan ngeen jàppale jigéen ci tool bi.
waaw fi mu nekk nii collecteur bi ngay gis nii jeunes yi ñoo ko def ñoo ko collecté tool bi yi nga xam ne nii moo fi moom lañ fi war a liggéey mu diis ci jigéen ñi yëpp góor ñi ñoo ko def jeunes yi ñoo ko def. lii di mën na leen a delloosi ci kaw ñu yaatal ko parce que itam lii dafa bokkoon ci suñu rêve ndax mbéyum hivernage bi léegi lan ci doon séntu amatuñ ko ndax da ngay béy ba kii te rentabilité bi nga war a am day manqué lu bëree bëri kon suñu amee tool bu mel nii nga xam ne maanaam jeunes yi mën nañ ci liggéey dañ koy sant yàlla di ñaan nag ñu yokk ko parce que tey bari na ñoo xam ne ni ñi ngi génn fii di dem Dakar tey jii bu fekkente ne tool bi yaatu na duutuñ demati Dakar fii la ñuy toog liggéey waaw te itam pare nañu pour loolu suuf si moom am na fi xëy na moyen bi ndax lii ay jamono dañ ko daan def di dem di roose yaa ngi dégg bu fekkente ne dem nañ nag ba nga xam ne am nañ goutte à goutte loolu déjà ak jàppandal la te bu fekkente ne yaatu na itam jigéen góor ñi mën nañ ko def jeunes yi ngi taxaw fi mu nekk nii bëgg a liggéey lool parce que lii yëpp ay hectares la yoo xam ne nii njëefun par ba rek ñoo ko moom kon su fekkente ne yaatal nañu ko jeunes yi bëree duutu ñu dem Dakar fii la ñuy toog liggéey parce que ci la ñuy gën a gis seen bopp. Féliciter Julie Cissé, Abdou Karim Sall. C'est pas la première fois ñu def des actions similaires dans ma commune lii rek ci mujj mooy les actions de développement communautaire yi jëm ci béy dundee parce que moom la ñuy wax programme béy dundee moom laa gis fële de notre part béy dundee loolu mu nekk programme yu am solo bu ñu defee programme yi yoo xam ne dafa nekk ci béy dundee aussi am na yenn programme yoo xam ne am na ci sama commune mu jëm ci éducation nationale def ci ay jéego yu am solo kon bu ma déggee ne dañuy ñëw fii ma voyagé ñëw ñu ma ba tey ñu ngi fii moo tax ma taal sama oto rapidement pour ñëw sargal leen dama ne li ñu def fii amul coow am na foo xam ne dañ ko fay def mu am coow am werante ca fa ñu koy def ca suuf ya ndaxte dañoo nekk commune yoo xam ne dañoo bëgg suuf gëm suuf ba benn mètre sax ba fu naree def ci seen suuf rek coow am na bu ko defee maintenant que ña nga xam ñoo ko foog a def dañuy arrière dañuy def recul parce que aussi nit ki boo koy dimbali coow am da ngay dem sa yoon ñàkk fu mu am mais fii amu fi ba ñu commencé ak léegi ñëwuma fi am na foo xam ne foog ma dem fa dajale population waxtaan ak ñoom ba la nga xam ne moo la fi bëgg a def ñu def ko fa pour coow bañ a am mais fii ñëwuma fi maa ngi fi doon ñëw tey ba mu commencé ak léegi kon mooy wane ne dëkk bi wenn say la benn say parce que daanaa def politique ñu ñëw di ma ko léeb ñu def benn say def ko ci kaw table gi du ma wan ne dëkk bi yëpp benn say la lu ñu wax rek moo la ñëpp wax comme moo am fii kon lii yelew ngeen ko te xam ne aussi di ngeen ko téye parce que li ñu fi def boo ko doon xaymay tey ci alal ay millions yu bëri la mais li ngeen joxe par rapport ak lu ñu fi def xam ngeen ne du dara loolu moo tax ma ñëw fii pour manifester sama fierté ak sama satisfaction ci projet bi am naa yaakaar ne aussi yéen waa Njéefun du ngeen ko sàggane ba du am résultat na ko waa caar fii ay defee dem naa caar fii ay xam la fa nekk dem naa fa meññeent bi aussi am na li ñu ma ci jox ma yóbbu ko sama kër moo xam besaab la moo xam naana la moo xam tomate la moo xam leneen lu mu mën doon moo tax ma xam ne programme bi bay dundee lu am solo la yéen itam dama bëgg ngeen raw waa caar fiyaay ngeen raw leen mbaa ngeen dem ñu former leen ngeen jóge fii dem fa ñoom ñu former leen ndax ñoo am nañu résultat kon dama bëgg mu bañ a yem fii
am nañu nekk ci programme bi ñooguñ ci ñoom mais ñi nga am yaakaar ne fii ak weer dañuy ñëw ci ñoom ñi ngi toog fii am na ñu ma ci àndal ñu ñëw fii bokk nañ ci programme bi ñi ngi xaar nag yaakaar naa loolu nag bu bëree ci sama commune jàpp naa ne kenn dootul génn fenn di dem ci taax yi loolu lu ma xam la te loolu aussi mooy objectif bi ñun tam loolu aussi mooy li nga xam ne moom la ñu bëgg nit ñi rester dans les villages dans les communes toog fi liggéey fi loolu la ñu bëgg te ñi tànk bi nga xam ne moom la ñu jël bu gënee yaatu les jeunes vont rester dans les villages travailler à côté de leurs parents à côté de leurs maris de leurs femmes bañ tee dem fenn loolu yaakaar naa ne ñii ñëpp toog fii taxaw fii ci dëkk bi la ñu dëkk jigéen ñi aussi tubaar fa kàlla otos yi ñu def yaakaar naa ne ñoom itam dañuy teg otos yi fële pour nag dem ci liggéey ba mën koo liggéey boo xam ne ñi nga xam ne ñoo ko réaliser bu ñuy am fier am mbégte ñu itam ñu aussi am mbégte mu raw moo ñu am loolu mooy li nga xam ne moo laa ne ak lu mu gàtt dinaa ñëw pour wane leen ne li ñu fi def te duñu ko yemale fii war ko continuer feneen fi nga xam ne am na ay jafe-jafe ba tool ba war faa nekk am na ñu am ay jafe-jafe mais nañ ko lijjanti ba tool ya mën a nekk foofa ndaxte kat wax naa léegi ne suuf si pour jëriñoo la pour ñu jëriñoo ko la pour ñu exploiter ko jëriñoo ko mais comme am ñu moyen bi ñu mën a permettre ñu mën ko exploiter ko mën ko jëriñoo ñi nga xam ñoo ñuy teete pour loolu mën a nekk il faut ñoom tam ñu ubbi leen bunt